بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتابخ الذي على الذي ولد خير والذي وخير والد بخير والذي بعلي وسبي والهمدي ثلاثة الأزلاجي متمدي جرجف جنم ليسو نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتابخ الذي على الذي ولد خير والذي وغير والد بغير والذي وسبي وسمتي والهمدي ثلاث الأزيم جمدي جرجف كان ملزو نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتابخ الذي على الذي ولد خير والذي waaw. téléspectateurs yi ñu suivre sur la TMS TV fi mu nii nag guddi gi ñi ngi sëriñ baa ngi ci waar wi depuis ci bëccëg ba léegi gis ngeen 6 heures 8 minutes moo jot sëriñ baa ngi nii taxaw demul nekkoon ci patient yi ci bëccëg bi yëpp ba ci guddi gi ñu wàcc mu joxe ndigal ñu daal di rey nag bi mu yéegaat ci kaw wàccaat gis ngeen mbir mi pare na lii nag bés bu ne day am ci kër gi dañuy rey nag bu ñuul dañuy rey nag bu weex dañuy rey nag bu xonq lépp di ko delloo askan bi kon ngeen gis ni sëriñ bi lépp liñ koy jox ci àddiya da koy delloo askan bi moo tax lii dafa am solo ñu koy filmer ngeen gis ay seeni noonu yor ay mbuus yu bula ñoom yaat ma ak ñoom jóob di ko dugal ci mbuus yi buñ ko defee ci mbuus yi également ci askan bi lañ koy delloo kon ngeen gis ni liggéey bi metti na liggéey bi yombul mais également àddiya yi ñuy indi aussi day dellu ci askan bi moo xam ay nag lañ koy jënd di ko rey di ko jox askan bi moo xam wàllum dund muy ceeb ak duulin parce que fii ci kër gi patient bu fi ñëw doo fay lekk doo fay naan bokkut ak personnel bi également millions yi ñu leen di fay chaque fin du mois jëm aussi ci location kër gi nga xam ne 800 000 francs dañ koy fay bokkut ak askan bi nga xam ne fu ne lay ñuy jógee sëriñ bi di leen di jàppale jëm ci wàllum dépense jëm ci wàllum ordonnance ak lu ne loolu nekk ay millions te lépp ci poosu sëriñ bi lay génn kon defe naa ni loolu am na solo li sëriñ bi di def c'est un li ñuy wax ci tubaab un citoyen modèle moo koo xam ne royuwaay la ci réewam bu ñu amoon ñaar ñu mel ni moom defe naa ni kon
jeunesse bi du ñu dugg ci gaal yi di dem moo tax sëriñ bi bu ngeen gisee fan yi muy profito également ci micro TMS TV di lancer appel aussi jeunes yi ne leen bu ñu dem nañu toog fii mais état bi aussi war nañ def politique boo xam ni comme ni ko sëriñ bi di defee bu ñu ko doon def defe naa ni kon jeunes yi dinañ am yaakaar danañ am espoir toog ci suñu biir toog ci seen biir réew mais boo gisee jeunes yi ñi ngi dem aussi dañuy dem ba li ñuy wax ni amatuñu espoir jaaxle nañu amatuñu liggéey loolu aussi politique bu état bi war a def la bu ñuy roy nag ci ku mel ni le xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni saa su ne mi ngi génne ci poosam di jàppale askan bi moo xam ci wàllum faj moo xam ci wàllum ordonnance ci wàllum social et tout defe naa ni loolu bu état bi doon def loolu di ko accompagner également loolu c'est important kon defe naa ni jeunes yëpp dinañ toog fii ci suñu réew loolu moo tax ngeen gis jeunesse bi amatuñu espoir di dugg ci gaal yi ba léegi ñi ngi ànd ak yéen 6 heures du matin 10 minutes sëriñ bi kon defe naa ni lii du gan ci kër gi parce que gis nañ ni ay ati at da ngay rey saa su ne semaine bu ne da ngay rey ay nag yu baree bari di ko delloo ci askan bi ñu bëggoon rek laaj la sa xalaat ci mbir mi nga xam ni àdduna yëpp dañ koy rafetlu di la ziyaaraat di la jox sa wàccuwaay xam naa ni sonn nga parce que presque démb ba léegi yaa ngi tooy macha allah. waaw macha allah mais gis nañ ni presque ci suba ba léegi nalawuloo yaa ngi ci liggéey bi ne ci waar bi ba fi mu ne nii may wax ak yow 6 heures du matin moo jot. loolu aussi yombul waaye aussi nuy àdduna di def parce que bu fekkee ni aussi àdduna bi nga fi nekkal yow kese la. C'est normal donc da ngay dégg ñuy wax sax ay tournée internationale mais li la bloqué mooy liggéey bu bëree bëri nga xam ne mi ngi Sénégal tey boo demee bitim réew. ñi fi ne ñoom defe naa ni daañu am problème. kon loolu aussi yëpp sant yàlla la kon dañ lay ziar rek di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu gi di la wax que ni ñi ngi fii également di commenter lii nga xam ni ñu ngi koy jëmale ci askan bi. waaw macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moustapha waaw comme ni nga ko waxee rek vraiment depuis démb dañoo tooy mais c'est normal parce que liggéey bi dafa metti dañuy accélérer doomu aadama yi dañ ñoo soxla moo tax amuñu repos saa su ne ñoo ngi ci liggéey bi ñoo ngi ci waar bi vraiment lii nag c'est pas la première fois saa su ne dañuy jënd ay nag macha allah comme ni ma ko waxee ci kaw nee naa jinne yi nga xamante ne dañ daan naan deretu nit di lekk ay nit di def yi bon ak yooyu ñu tuubal leen ba dugal leen ci diine l'islam vraiment ñu doon ay jullit war nañ di leen mën a gëstu maanaam di rey ay nag ay xar ay béy di leen koy jox pour ñu bàyyi doomu aadama yi parce que jinne yi daan naan deretu nit di rey ay nit boo leen tuubalee ñu nekk ci l'islam déjà léegi macha allah boo leen reyalee ay nag deret bi dañ koy naan dootuñu naanati deretu nit loolu moo waral ñu def lii waaye defuñu ko pour sacrifice defuñu ko pour neexal jinne ndax man du ma neexal jinne bu ma naree neexal jinne man yàlla naa faatu man du ma neexal jinne bu ma la jàppee li ma bëgg ngay def mu neex la mu naqari la ndax suñu borom jox na ma xam-xam jox na ma baatin bi nga xamante ne actuellement adduna bi amul kenn koy def li may def macha allah loolu nag dama koy sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam lépp nag mu nekk ci yoonu siraatal mustaqim mu nekk ci yoonu yàlla ak yonente bi maanaam génnul yàlla ak yonente bi génnul lislaam lépp lu ma fii def rek ci lislaam la loolu moo waral def nañ sarax bi génnee nañ rey nañ nag bi ba ñu ko reyee macha allah jinne yi naan deretu nit ak yooyu léegi xaraamal nañ deretu nit ñu naan ci deret nag bi macha allah yàpp bi ñun ñu jëriñoo ko ñun ak doomu aadama yi jàmm ne ñooy macha allah ñi gën a am jàmm macha allah léegi nag gis nga dañ koy togg ci kër gi ma génneel ci sama yaay su may goro ak samay mbokk ak samay taalibe ak am di jàmm yi ak ñi fi ne waaw macha allah loolu sant yàlla la saa su ne dañ koy def c'est pas la première fois ñuy def lii nii waaw macha allah noonu la demee vraiment xale yi tamit nekk ay jàmbaar ñi nga xamante ne ñoom baara heure bu ñu bëggee kii rek job woo leen ñu ñëw bàyyi seen yitte ak yëpp ñëw nekk fii ba heure macha allah ba ñu defar nag yi ñoom it dinaa di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm seen liggéey bi gën a yokk macha allah vraiment di kontaan bu baax a baax di julli ci yonente bi salaa salaam ndax lii dafa am solo vraiment macha allah xéewal la yokkute la moo waral ñu def lii waaw defuñu ko ngir dara ngir leneen dañu ko def rek ngir yokkute ak xéewal ak ñëpp jariñoo ci macha allah loolu la
ci kattanu yàlla bu ko defee nag xam naa après naa ci am supp bu normal tooy bi pour tooy bi mën a dañ même yow sax war nga mën a naan supp bu baax day am solo waaw macha allah jërëjëf Moustapha kon ñu ngi lay ziar waat di la joxaat sa wàccuwaay kaddu yi am na solo macha allah kon Saliou ñu delloo la kaddu gi rek. Voilà, merci à vous Moustapha Fall. Donc comme vous l'avez expliqué, donc le taureau noir a été abattu et vous voyez et donc les bouchers ont enlevé la peau et on est en train donc tout simplement de distribuer donc la viande, de mettre la viande dans des sachets du moins. Donc les sachets qui seront du moins distribués aux gens qui sont là et il y aura d'autres sachets qu'on va réserver tout simplement donc à la maison pour les patients qui viennent chaque jour qu'on puisse cuisiner pour eux. Comme le khalife général l'a expliqué, donc c'est un taureau qu'on a abattu tout simplement pour prendre le sang, donner ça donc à ses disciples donc djinn, donc ses disciples esprits, donc à qui il a donc interdit de boire du sang humain. Maintenant ils vont boire du sang de bœuf ou bien du sang de mouton. C'est pourquoi maintenant on a pris donc 2 calebasses de sang qu'on a versé donc au niveau donc de la direction pour les esprits. Donc vous voyez Alseni et Diop qui sont en train donc de mettre la viande dans des sachets tout simplement pour distribuer ça aux gens qui sont là. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this black cow. This black cow has been killed. This black cow has been killed, and then you see the butchers has just taken out the skin, and then you see then that the meat is being just put in some blue buckets, blue buckets, so as to just give that to patients that are here or to persons that are here, and then they will just give it to persons, and then they will keep also some buckets for this very house, so as to cook it every time for patients that are coming every time. Because as the Khalif General said, you see this very cow has been killed to take some blood for the spirit, for the jinns that are just being here, because he has told them not to be drinking human blood, but to drink the blood of cows or the blood of sheep. That's why then we just have taken 2 buckets of blood so as to make it in the direction for the jinns, for the spirits. You see then what is happening. We are just sharing the meat for everybody, for the persons that are here, and we will keep some for patients because we'll be cooking every time, for this. So thanks for following us on TMS TV. Thanks being us. That's what happened today. We just, killed a black cow and we took the meat for everybody. macha allah defe naa ni Saliou ngeen di dégg ba léegi Pape kon defe naa ni am na solo waaye mbokk yi ñi leen di wax ni rek ñi ngi waajal aussi tournée internationale boo xam ni bëgg nañ ko def bitim réew, waaye defe naa ni ci kàddu sëriñ bi dégg ngeen sànq que bëgg na nu mu gën a gaawee ñu dem côté Bargny ak Tëngéej, parce que gis nañ ni côté boobu également dëmm yi ñi ngi ak jinne yi ñi ngi def seen i manin ci côté boobu. defe naa ni nag jot na ay at a ngi ni sëriñ bi waa Tëngéej waa Bargny côté boobu ñu ngi koy sollicité ñu dem fa def fa luuma bu mag a mag comme ni mu amee habitude di ko def Kaolack di ko def ci yeneen régions yi. defe naa ni loolu aussi dana am solo bu ñu ci jógee nag aussi tournée internationale bi xam naa ni dana xat dana metti, mais ba léegi askan bi ba léegi waa bitim réew ku fi ñëw li ngay njëkk a wax sëriñ bi mooy sëñ bi waa États-Unis ñu ngi lay xaar, waa Italie ñu ngi lay xaar, waa France. mu nekk agenda boo xam ni agenda bu chargé lay doon, waaye nag sëriñ bi ba léegi tour du monde, mais ba léegi xam ngeen sëriñ bi li ko tënk mooy askanu Sénégal, parce que saa su ne kër gi day fees. ba léegi loolu moo ko tënk, waaye sëriñ bi ci ay kàddoom nee na bu neexee suñu borom tournée internationale bi moom dana am te boobu buy am également buy am également bëgg na ko def ak aussi staff bi ñu dem vraiment fekk nit ñi ba États-Unis, fekk leen ba Italie, fekk leen ba bitim réew saafonteeg ñoom, mais également dem fa duma jinne yi indi leen fii tuubal leen indi leen fii ci kër gi. loolu defe naa ni aussi nekk na lu am solo, moo tax ngeen di gis TMS TV bi mu fëlee ba léegi kenn seetaanatul télé yi. nit ñi bu ñu wàccee ngoon ci la ñuy nekk ba bërsët ci sëriñ bi rek la ñuy nekk. bitim réew ku fi ñëw koo wax rek mu ne la man de léegi ñun fële France, États-Unis seetaanu ci ñu benn télé ci TMS rek la ñu ne ba bërsët, parce que li askan bi soxla également loolu la sëriñ bi di indi.
muy actualité jëm ci wàllum jinne jëm ci wàllum rab mais également jëm ci képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ay papier mu jafe la ngay lijjanti visa également mu jafe la nga bëgg a ubbeeku mu jafe la gis ngeen indil nañ leen cuuraay volcan joni joni indil nañ leen vite fait ñu ngi leen di waajal indil ay jaaro yoo xam ni defe naa ni loolu bu ko sëriñ bi génnee daañ leen ko commenter fan yële sax am na luñ ci jot a xool mais comme mbir mi pareegul mënaguñ ci sori pour le moment loolu bu paree sëriñ bi dinañu jox ndigal ñu def ci ay commentaires yu am solo kon defe naa ni ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci la TMS TV 6 heures passées presque de 20 minutes ngeen gis ni mbokk yi liggéey bi yombul liggéey bu méttee métti la liggéey boo xam ni 24 sur 24 la da ngay dem ba doo am vie de famille da ngay tooy di continuer di liggéey defe naa ni sant yàlla la yàlla aussi ku mu wàcc ci kaw suuf da nga koy jaamu rek ba bés bi nga xam ni da ngay dem di ko wuyu ji loolu yàlla na yéex parce que àdduna moom amul noflaay rawatina bu ñu ne yow góor nga kon defe naa ni góor moom coono rek ci kaw suuf fii amul noppalu donc ba léegi ñi ngi ànd ak yéen sur la TMS bi mais Saliou bëggoon naa aussi nga joxool ma sëriñ bi ñu commenter un peu tournée internationale bi ak li nga xam ne bëgg nañ ko def également ci côté Tëngéej ak Bargny kon sëriñ bi gis nañ ñu bëree bëri le monde entier ñi ngi laaj aussi tournée internationale bi mais li la tënk pour le moment liggéey bu bëri bi nga xam ne mi ngi fi aussi. waaw macha allah Moustapha xam naa dañuy résumé ndax liggéey baa ngi ci kaw li nga wax noonu c'est important ndax nag ça fait occasion sax association Thierno Moule Sow bu Daarulaahi bu international seen papier yi génn na déjà sama association internationale bi génn na kayit yi génn na Ousmane Samsi sama ruusi ak tonton Sow Cheikh Oumar ñoom Fama Sow Galo Sow déjà ñoom génne nañ kayit gi déjà instant bii nii tukki bi taxaw na ci programme boobu la ñu nekk pour ñu def tournée maak suma équipe nga xamante ne damay tànn ci équipe yi ma am ñu ma àndal ñu dem tournée parce que waa bitim réew dañ ñoo soxla du ñëpp ñoo mën a ñëw am na ñi nga xamante ne amuñu këyit ñoo ngi bitim réew du ñu mën a ñëw am na ñi nga xamante ne aussi macha allah dañoo feebar du ñu mën a déplacé wu. ñun ñoo war a dem def tournée te ba ñu ko waajee nag yàgg na comme li nga wax rek li fi ne moo bari mbooloo mi dafa bari fii ba doo mën a génn sax waaye nag xam naa foog ñu gëmm suñu bët mën a def tournée parce que ñun waa Sénégal nu ñu soxlaa noonu la waa bitim réew noonu la ñu soxlaa. te nag xam nga partout dans le monde ñi ñaa ngi seetaan TMS TV. comme li nga wax nii li may def nii dafa nekk actualité moo nekk li xew ci jamono. mooy ruube dëkk bi mooy ruube kër yi mooy ruube adduna bi mooy wàllu jinne wàllu dëmm moo nekk li nga xamante ne moo xew kër goo dugg am na jinne bu fa nekk. soit jinne bi nekk jinne bu baax rek du yëngal. du manifester waaye jamono ji kër goo dugg am na ku yor jinne dafa bari. léegi nag rawatina waa bitim réew nag léegi nag ba yàlla defee Thierno Moule ñëw TMS TV lépp li nga xamante ne luy nelaw ci yaramu nit luy nëbbu li nga xamante ne dafa laqatu woon sa yaram amul lu ko mën a génnee yàlla def Thierno Moule ñëw boo seetaanee vidéo mi bu dee dafa am jinne bu laqatu sa yaram jinne bi day manifesté wu day génn bu dee dafa am dëmm bu nekk sa yaram aussi day manifesté wu day génn kon nag macha allah TMS TV dafa ñëw ak doole comme ni nga ko waxee daanaka ñu bëri léegi seetaatuñu télé maanaam vidéo yi da nga ciy gis lu yéem da nga ciy yeewu da nga ciy defaru da nga ciy jàng macha allah kon nag xam naa ne fan yii néew incha allah ñoo ngi préparé tukki bi ndax nag sama kayit association bi génn na légal na wane na ne Thierno Moule Sow association internationale bi kayit bi légal na maanaam France siège bi France la nekk maanaam sama siège association moo ngi France foofu mooy siège bi macha allah. kon nag xam naa ne dinañ ci gën a waxtaan gën a yaatal bu jegesee waaye dañuy tënk rek aussi bëgg nañ dem Bargny ak Tëngéej parce que foofu bëri na ay jinne bëgg nañ dem foofu noonu gëj nañ def sortie gëj nañ génn macha allah bëgg nañ xool nan la ñuy def ba gars yi ut autorisation ñu xool stade bi ñu mën a dem foofu def consultation gratuite macha allah mën a dimbali askan bi ñu bëri loolu nag xam naa ne du yàgg defe naa ne gars yi fu mu nekk ni confinement bi jeex na n'est-ce pas mouvement yi gars yaa ngi commencé di def kii yi rassemblement yi léegi nag ci biir loolu dinañ xool ni ñu war a waxtaanal ñu waxtaan ak ñoom incha allah ci kattanu yàlla ñu dem foofu stade aussi ngeen gis macha allah Thierno Moule du këram rek la yem fu mu toog jàpp ji ne
damay nekk fii jàpp jinne nekk France nekk fii jàpp jinne nekk Amérique loolu suñu borom la lii mayum suñu borom la jaam mu ni ci dara maanaam nag li ñuy wax teel a nangu day yombali duma kon nag maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi naan leen kon nag xam naa ne ñi ñaa ngi ci kaw ñu fexe rek yéeg ma continuer ak gars yi balaa ñu fi balaa bërset di ñu gën a muy gën a naaj waaw macha allah. léegi nag affaire yaa ngi noonu pare na bu ko defee nag ñu joxe ko lenn li ñu bàyyi ko ci kër gi ndax kër gi chaque jour day am ay gan bu nit ñi ñëwee mun a barkeelu lenn li aussi ñu jox ko taalibe yeeg sécurité ak yooyu man it li ma ci war a am ma am ko yóbbu ko jox ci suma njaboot c'est tout loolu la Moustapha. jërëjëf macha allah kon ñu ngi lay santaat bu baax defe naa ni kaddu yi nga fi développé am na solo lool macha allah kon ba léegi ngeen ñu suivre sur la TMS TV kon di leen jox dig daje ba ci kanam.